ci gën a fës lu bees ci mbirum douanier ba ñu fàtte Rosso Sénégal ci xibaar moom adjudant Léon Yuga Faye ku mu amaloon xarma yàlla moo ko fàtt muy benn dëkkandoom waa jooju sax jamono ji teg nañ ko loxo tolluwaayu mbas mi Sénégal yéegaat tey ci lu ëpp junni cas 1041 cas di junni cas yu tegal ñeent fukk ak benn la ñu am bésu tey yeneen juróom-ñett si doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ci mbas mi ak ni muy lawee waral sax ba xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké joxe ndigal ci ne kuy duggati ca jumaay Touba fokk nga sol masque gannaaw bi conseil constitutionnel gàntale seen ñaar recours yi defoon yëpp waa opposition fas yéene wéyal xeex bi yóbbu mbir yi ci kanamu ëttu àtte yi ca bitim réew dañ sa xibaaru bitim réew tàggat yaram nag ci yéenekaay yi gannaaw xibaar yi gis-gis ñi waxtaan ñi nar a jeexale gis-gis kon ñu waxtaane tey taxawaayu nguur gi ci ñetteelu vague bu coronavirus mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne sudu leen ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène Aliou Ba moo nekk ci machine bi mbokk yi ñi leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak mbirum adjudant Léon Yuga Faye di adjudant douane bi nga xam te ne dañ ko faat talaata ci guddi ci Rosso Sénégal enquête bi nag mi ngi avancé bu baax a baax xam na sax benn waaye bu njort ne moo def lu ñu mel daan nañ koy teg loxo muy benn dëkkandoom ci xibaar sax fital gi mu ko fàtte ñetti at ngi nii dafa réeroon waa douane ndax dañ koo sàccoon ci yeneen i xibaar tamit moom adjudant bi daañu ko jébbal borom moom nag suba ci samedi ji leeral yeeg Mamadou Diagne. enquête bi ñu amal si faatu adjudant douane Léon Yuga Faye mi ngi tàmbali joxe ay résultats ndax ki ñu jàpp ni moo faat adjudant douane Léon Yuga Faye yoon daan na koy teg loxo ba ñu amal si moom lii di garde à vue bu ñu sukkandikoo si sunu source ñi nga xamal ni kii yoon teg loxo moom nekkoon na gardien si poste douane bu Rosso Sénégal nekk tamit dëkkaale ki nga xam ne mooy adjudant Léon Yuga Faye sunu source yooyu sax ñu ngi ñuy xamal ne mbir mi ab règlement de compte te arme bi nga xam ne moom la ñu faatee kii di adjudant Léon Yuga Faye ñu ngi ko gis si ginnaaw dëkkuwaay yi te arme boobu sax suñuy source ñu ngi xamal ne waa douane ñoo ko moom te def leen réeroon boobeeg léegi mat na ñetti at police scientifique bi sax ñu ngi fii si Rosso Sénégal ngir wëyal enquête bi ginnaaw bi ñu amalee autopsie bi levée du corps bu adjudant Léon Yuga Faye daañ ko amal suba samedi bi si 10 heures si hôpital Saint-Jean-de-Dieu bu Thiès laataa ñu koy denc si Morolan bu si bu ñetti waxtu jotee Mamadou Diagne fii si Richard Toll ngir rajo Futurs Médias. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñetti minutes moo tegu ci une heure way ci xibaar yi wax ci wàllu mbas mi di coronavirus nag bésu tey nag Sénégal am na yeneen juróom-ñetti doomu aadama yoo xam te ne ñàkk lañ ci seen bakken ñi amee feebar bi tey ji toll ci 1041 di junni ak ñeent fukk ak benn loolu ci 2953 tests yoo xam def nañ ko di ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom fukki ak ñett ci test li nga xamante ne nag ci cas yooyu ñu am nag 721 yi di juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn ay cas communautaire la ñun xamul fu ñu jëlee feebar bi ñeent fukki nit ak ñett ñoo nekk réanimation nekk Sowatas jamono ji loolu nag bu ñu sukkandikoo ci xayma yi gannaaw Dakar Ndar Thiès Touba tamit jamono ji ñetteelu vague bi laal ko bu baax a baax te daanaka lim bi saa su ne di gën di yokk waral nag ba kilifa diine ga fa nekk di xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké jël matuwaay nee na nag léegi képp kuy duggati ci jumaay Touba foog nga sol masque te nag daayira Muxaddamatul Xidma taxaw nañ tembo ngir ñëpp daal di jëfee ndigalu sëriñ bi sëriñ Fallou Mbacké leen dénk organisation bi ci daayira Muxaddamatul Xidma. sëriñ bi joxe ndigal ginnaaw bi mu ñaanalee ñëpp ngir yi fi jeex ci jàmm mu sàkk itam lépp loo xam ne fàggaliku boo xam ne santaan nañ ko ngir waajal ko ba tax mu joxe ndigal gi ñu takk li ñuy wax masque ci képp koo xam ne yaa ngi ci jumaa ji incha allah rabbi loolu daal la si joxe ndigal ngir ñu mbir yëpp mën koo waajalaat ak bépp kii boo xam ne yaa ngi joxe si waxtu bi. kañ lañ koy fas yéene jëfee à partir de tey wala. julli gi njëkk tàmbali incha allah ko ci tàmbali incha allah te ci ajuma ji lañ ko tàmbali incha allah sëriñ bi daal li mu joxe ndigal ci lañ moom lay waajal ci mooy masque yi incha allah. kon ndigalu xalif bi maanaam di sàkku nit ñi di takk masque ci jumaa ji li ko tax a jug mooy fexe ba nit ñi mucc ci mbas mi. waaw loolu sax di bëgg ñu mucc ci jàmm ginnaaw saytu nañ ne jàpp ne masque bi dana ci fekk lu bëri moom itam mu tax a ci lu taxawee ndax loolu mooy wër garab ma xam ne li fas yéene mooy nam ko baaxoo def ci ko jiitu woon lépp loo xam ne suñu joxandiko ndigal ñu taxaw ci seen kem kàttan ba li seen bi joxe ndigal incha allah murid yëpp jot ci jàpp na ne murid bu ñu jëlee dañ ko jëfandikoo incha allah ndax murid moom ndigal sëñ bi képp lañuy diglu incha allah bu ñu jëlee dañ ko jëfandikoo incha allah
mu nekkoon Serigne Fallou Mbacké de bokk ci daayira Muxaddamatul Xidma fas yéene jëfe ndigal xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jëm ci takk masque ngir dugg ci jumaay Tuuba fële ci diwaanu Fatick foofu nag kaw corona yi di gën di law juróom fukki nit ak juróom-ñeent nee nañ mooy xayma yu mujj yoo xam te ne am nañ ko foofu la ci diwaan ga daanaka diwaan ya fa nekk yëpp jàngoro ji laal na leen lañ Aminata Goudiaby. troisième vague Covid-19 bi nag mën nañu wax ni mi ngi am doole loolu ci biir région bu Fatick cas yi saa su nekk day gën di yokku ndaxte démb rek ñi ngi amoon 47 cas tey jii ñu toll ci 59 nit ñoo xam ne tey jii jot nañu ci feebar bi te nee ñu district sanitaire yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci région bi yëpp daanaka feebar bi dugg na fa buñ sukkandikoo nag ci xibaar yi ñu jot ci bilan bi nga xam ne moom la ñu joxe tey jii nee ñu ñaari nit rek la ñuy faj ci centre de traitement des épidémies bi nekkee ci hôpital régional bu Fatick yeneen 57 yi nag maanaam juróom fukki ak juróom-ñaar ñu ngi ci seen kër yi ñuy fàcc district sanitaire bu Fatick nag mën nañu wax ni fa la ñu amee cas yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp ndaxte fukki nit ak juróom-ñeent yu nekkee ci région bi am nañu feebar bi ci district sanitaire bu Diofior nee ñu juróom-ñetti cas lañ fa nemmeeku bu Sokone ñu ni juróom-benn cas ci district sanitaire yu Niakhar ak itam yu Passy fu ci nekk itam nemmeeku nañ fa ñaari cas wu coronavirus booy doxantu nag ci biir commune bu Fatick ak itam ci yeneen gox yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci région bi di nga gis ni askan wi commencé waat nañu di sol seen ay masque te moo ne day dañ ko bàyyi woon ci fan yee ñu weesu yi fi autorité administrative yi ak itam autorité sanitaire yi fi mu ne ñoom itam ñi ngi yokk sensibilisation gi bu baax a baax ngir ñaax askan wi ñu dugal seen loxo bu baax a baax ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex feebar bi Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby bu ñu jógee France yi nekk na bërëb yoo xam te jàngoro ji waral nag ba kuréel gi nga xam te ne association développement de la na taxaw ngir nag dugg ci jàkka yi waaye tamit jumaa yi ak garas yi ngir waxtaan ak nit ñi ñu moytu bu baax a baax Mouhamed Nabi Sila. ñaari fan gannaaw tabaski bi mu bokk ci bis yoo xam ni am na solo ci xeex gu ñu war a def coronavirus ndax nag gare routière yi dafa nekk bërëb yoo xam ni nit ñi dañ fay faral di dajalikoo Khalifa Babacar Mbaye di président ADL jubli ci gare routière yi ak jàkka yi ngir xeex lépp bi bu ndox tuuroo an bàq des mais mag ñi dañ ni an bàq bi du la amal benn njariñ rootiwaat moo war te ku ne gis na ni ko président di waxee moo lay wóor ni lii nii fa mu jëm du lu dal xel kon damay teel a jóg man ci li ma tollool muy wut ay masque wutaat ay gel joxe ko ci gaaru ceer yi ci soo ba tey ñoo ngi ci ak ci jàkka yi. moom mi it di responsable politique ci APR Léona xam le ni ñi yàlla may suut dañu war a def seen kéemtalaay kàttan ngir dimbale askan wi. bépp autorité bu nekk ci réew bi bu doon te da ngay jënd benn keesu masque sax joxe ko lu rafet la te dina tënk feebar bi. ñiy demit xëy na bu nu feebarul bu nu demee te fekk prévenir kii wunu protéger wunu yóbbaale wunu gel yóbbaale wunu masque mën nañu fa bu nu wàccee ñu tuur feebar bi kon dama koy teel a commencé ca gaaru ceer ya ku wàcc ma jox la masque su ma amee joxaale la gel nga raxas sa ay loxo. ci jamono ji ñu nekk corona di faagaagal ay lim yu takku yoo xam ni Sénégal mësu ko xam ba jàngoro ji dooree ak léegi ba tax na nag ñoom ñuy def seen kéemtalaay kàttan ngir xeex jàngoro ji taxaw ci gaaru ceer yi ak jàkka yi ngir fexe ba mucc am ci askan wi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. Mohamed Nabi Sila xañ yokk ci ne nag tey ji nag ci ajuma ji ministre de la santé dinañu nag lancé campagne bi jëm ci ñàkk askan wi ak ñàkk bi di Johnson & Johnson nga xam te ne waa Amérique ñoo ko baaxee Sénégal mu yegg si nag bërkaati démb ci talaata ji xew bi nag di amee jamono ji ca centre de santé Philippe Maguilène Senghor. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wax ci leneen jëm ci wàllum politique ak recours yi nga xam te ne ñii di waa opposition bi rawatina député yi nekk ci assemblée nationale defoon nañ ko gannaaw ñaari projet de loi yoo xam te ne wote nañ ko fa bu yàggul ci assemblée nationale benn bi jëm ci wàllum code pénal ak code de procédure pénale wàllum xeex terrorisme ñu wote ko bu yàggul ñoom nag seen ni article bii di 279-1 yi nga xam ni dañ ko pré ne ay acte terroriste li muy tëral kay ci kaw moo ko ay nit ñu bëri mu jublu ci tiital population bi wala troubler ordre public wala sax di forcer ab gouvernement wala ab organisation internationale ngir mu def loo xam ni du ci tey bakkanam lii lañ jàppee activité terroriste buñ sukkandikoo ci conseil constitutionnel
ci wàllu liberté de manifester mi nga xam ni juróon na fi coow lool SAGI ne article 279-1 amul lenn lu muy tere ci wàllu liberté de manifestation ci fàttali 25 juin bi weesu Human Rights Watch dafa ni woon liñ jàppee terme yi leerul te mën na sax tax ba nit ñi foog ni dañuy criminaliser bépp activité politique waaye itam xañ nit ñi seen liberté association ak réunion. Mamadou Oumar Ba beneen recours bi nga xam te ne opposition bi def na ko jëm ci wàllum coppite ci code électoral bi boobu nag démb ci xamis yi la conseil constitutionnel daal di gàntal kon ñaar yëpp conseil constitutionnel daal di koy gàntal di loo xam te ne nag ñii di waa opposition bi ñu ngi koy métitlu député Abdou Mbacké Bara Dolly bu bokk gis-gis ne nag teewul tey ji lañ gën a dogg ci xeex bi te daañu yóbbu mbir mi ca bitim réew ñu déglu ko moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. dafa amoon ñaari recours yu ñu déposé woon benn bi mi ngi nekkoon code pénal ak procédure pénale benn bi nekk ci code électoral bi recours bu njëkk bi nag depuis barki démb la ñu woo yónnee ñu li nga xamante ni mooy requête bi ñu déposé woon wala ni dàq nañu li nga xamante ni mooy suñu recours parce que fi ñu sukkandiku ci ñoom nee na dañoo wax ni ñun bi ñu déposé dafay viser loi 1965 bi nga xam ne dañ ko modifié ci loi numéro 10/2021 muy code pénal ak procédure pénale nee na ñun waruñu woon viser ci loi 1965 bi ñun loolu la ñuy wax pour motif ni loolu moo tax ñu rejeté te jàpp naa ni loi bu fekkente ni yow da ngay tëgg loi da ngay visé ci loi bi nga xamante ne mooy bu njëkk bi ak modification bees bi nga xam ne ñu ngi koy doog a wote ñun ñaar yëpp ci la ñu visé boole ko après indil ko mais li nga xamante ni moom def te li nga xamante ni yoon mayu ko ci article 23 bi dafay wax ni maanaam conseil constitutionnel amul sañ-sañ amul droit amul benn dayoo pour que mën a càmbar te ay membre matut te comme ay membre matut mu def loolu moom si fu dafay violer li nga xamante ni mooy constitution ak ay droit ñeenti membre ñoom ñoo signé wala ni ñun ñeenti membre ñu ñoo jël décision ci juróom-ñaari membre yoo xam ne war nañ jël décision kon yaakaar naa loolu constitutionnaliste la boo xamante ni ñun ñëpp xam na ni daf ko def pour que lu neex Macky Sall mais defu ko pour peuple bi deuxième paquet bi mooy li nga xam moo jëm ci wàllum code électoral bi code électoral bi dafa amoon ci L29 L30 bi nga xam dafa méngoowul ak li nga xam mooy convention yi mais ñoom bu ñu leen ko waxee ñoom pour ñoom dañ ko resté ni loolu ce n'est rien à voir ak li nga xam mooy nekk ci ay convention en tout cas resté na ñaar yëpp léegi nag li nga xamante ni moom lañ ci jàngal mooy xeex bi bu ñu ko bàyyi noonu daan ko yóbbu ci nga xam mooy cour international pour que CEDEAO ak Union africaine ak Nations Unies parce que ñun mun ñoon nangu di sukkandiku ci ay convention yoo xamante ñun ñoo ko signé ratifié ko ba pare ñun ñi nga xam ne ñoo war respecté loolu càmm ko ñoom ñu ñëw di ko violé. mu nekkoon député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly di député bu bokk gis-gis bokkoon kon ci ñu yóbbuwoon recours opposition boobu ñaari recours yëpp nga xamante ne conseil constitutionnel daf ko daal di gàntal tegal fukki minute ak ñeent. RFM rajo askan wi. dem ba Càkkaar di dëkk bu nekk ci diwaanu Bambey foofu askan wa li ñuy bëgg mooy ana mu nekkin wu gën a jàppandi ndaxte jafe-jafe yi tar ñu ngi koy jànkonteel jëm ci wàllum courant naka noonu tam ñàkkum bërëbu fajukaay Babacar Diouf. courant bi de bokk na ci li leen gën a yitteel ci dëkk bi nekk ci commune Caxar poto courant yi de soriwul dara seen dëkk bi wante de duñu ñam ci courant bi muy joxe ñu ne président de la république ñi koy waxuñu ko li am ci biir réew mi. amuñu courant amuñu yoon amuñu santé amuñu carte de santé li ñuy defal lu ñu ci dara naqare na lool duñ ko mën a saafara duñ ko bëgg a saafara nii. askanu Njaageen am jafe-jafe tamit pour faj saa sunu woppee. boo fi jàppee sareet la yóbbu bala ngaa yegg lu ne mën na laa dal ci yoon te xam nga loolu metti na. lii lépp tax na nag ñuy xupp. bu timis jotee kenn du ñu may génn suñ jur gépp sàcc nañ ko fii bu timis jotee da ngay mel ni boo fi jaar sax da nga yaakaar ne du dëkk te lu ñuy politiciens yi lépp loo xam ne moom la ñuy bëgg rek fii lañ koy demandé ji Njaageen ak li ko wër dañoo sonn nag na ko politiciens yëpp dégg mboolem président na ko dégg ak ministère yeeg mboolem ku ko war a dégg na ko dégg pare nan pour bu amul courant benn politicien du fi campagne te kenn du fi wax. ñoom ñii di waa Njaageen doon def janoog taskatu xibaar yi ci alxames ji pour wax jafe-jafe yi nga xam ne ñoo leen di alawtiku ci seen dëkk bi nekk ci département bu Bambey RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf del si fii ci Ndakaaru wax ci ëllëgu tabaski ji ñaari fan gannaaw ba ñu jullee ba noppi ñu bëri nag ci commerçant yi dem dëkk ba ñibbisee guñu kon seen i yëngu-yëngu tàmbalee guñ ko teewul nag am na ñenn ñoo xam te ne ubbi nañu tàmbalee di jaay ndaxte jamono ko laaj ci reportage Aminata Ba ca Pikine. Pikine Texaco daal di soppi xaru kanam ay benn oto rek ngay gis muy daw ci tali bi.
bërëbu jaaykat yu bëri daal di tëj waaye ñenn ci marchand ambulant yi daal di lal seen marchandise yi ci trottoir yi. Bamba di ab jaaykatu bracelet moom nag duñu xamal ni bi feet bi dooree ba léegi bàyyiwul benn yoon njaayam bi. ñu ngi liggéey même sur tabaski liggéey ñu ngi ñëw normalement jënd si montre ay chaîne bracelet écouteur édition tabaski Dakar am ñu xaar buñ dem ba ñëw bu ñëwee ñu door. lu ko soriwul dara beneen jaaykat ñu daal di koy fekk ci gargotam Mamadou dooraat na liggéey bi am yaakaar daal di ciy jëlee ay koppar. démb laa commencé liggéey ñàkk dépense bi rek moo tax ma tëju ma de ñoo ñu ngi ñëw par benn soo doxul ba nit ñi day dem julli ji. ñu dox ay mètre daal di gis ab boutique buy jaay tissu ci buntu bi ay xale yu góor toog di waxtaan. Lamine di ki moom bile bërëb daal di dooraat ni ki tey ji ay activité am ngir bañ a yàq temps wam. waaw ñun moom wax dëgg yàlla amuñu lu ñuy xaaraat quoi parce que bañ jullee ba pare rek démb lañ liggéey mais tey lañ tàmbali wax daal comme demuñu fenn mën ñu xëy toog ci kër ga bu ñu ko defee rek daa am lu ñu gënal moo gën ñu toog ci kër ga daal moo tax ñu xëyaat ni tegal ko ci waar bi daal bañ a toogaat daal. Abdou daal di jóge ca Parcelles Assainies unité 3 ngir wut si ab tissu moom nag mu daal di am ay jafe-jafe ngir daal di gis ab jaaykat lu ni mel nag mu jàpp ni du yoon. moo jëndoon benn kii tissu pour plafonnage mu manqué léegi magasin bi moo jënde ma dem foofu ma fekk mu tëj waaye daal dañu bëgg fête trop sénégalais dañu bëgg fête trop mais nag vraiment boo julee ba sa élection rek da nga war a ñëw reprendre liggéey. ginnaaw ay fan bi ñu amalee tabaski ñu bëri ci ñiy yëngatu ci secteur informel bi daal di desandi ba tey ji ci seeni kër yi. RFM bitim réew. laata bitim réew rek xibaar bu jëm ci wàccub liggéey di xalif Mbacke Xewar moom Serigne Abdoulahi Mbacke yàllaay buur tey ji la wàcc liggéey ci Mbacke Xewar waxaguñu nag kañ lañ koy denc di koy jàll taalibe murit yëpp waa Mbacke Xewar rawatina xalif général kulu murit di Serigne Mountakha Bassirou Mbacke. yegsi kon ci xibaaru bitim réew ànd ci ak Nafissatou Sylla soxna Nafi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiogou Diène nañu door ak xibaaru bitim réew meek réewum Tchad foofee nag ministre bi yore réconciliation nationale ak dialogue bi daal dina amal ab réunion bu tàngoon loolu ba sax naroon na mujjeek émeute ndax pëccoxoo ba ca amoon li waraloon réunion bi nag di consultation bu mu fas yéene woon amal moom ministre bi ak bànqaas politique yi nga xamante ne ñoom ñoo war a sekk li di dialogue national bi ak itamit war a déggoo ci nag la ñuy tabbee ñi nga xamante ne ñoo leen war a représenté toll ci fukki nit ak juróom dañ ci ànd ak Oumou Kalsoum li ci détails yi. président yeeg secrétaire généraux yu ñeent fukki parti politique yegsi nañu démb ci alxamis gi bu ñeen ñi di xupp doxalin jëwriñ ji yore wàllum réconciliation maanaam wàllum jubale ji ñeneen ñi ñoom ña ngay xuur rek ana kan la ñu war a mën a teg ca place ba mu jur coow lu rëy ba benn chef parti politique xaw a tuur bëtu morom ma ci jeexital réunion ba nag jël nañu dogal ne parti bu nekk da nga war a am kala fa toogal képp koo xamante ne bokkoo ci benn groupe mën nañ laa proposer ay représentants jëwriñ ji yore wàllum jubale ji nag ma ngay xamle ni bàyyi na xel ca façon tànneef yi maanaam compétence yi parti politique yi ak association yi àndul ci doxalin gouvernement bi nag nga xamle ni ne duñu bokk ci wàccaay dialogue bi tant que langue politique bi ubbeekuwul. ñu utali Sahel foofee ñaari haut responsable bu organisation terroriste bi di état islamique ca Grand Sahara la ñu daal di faat ñi ko def nag di force opération Barkhane ca nord-est bu Mali ki ko xamle di état major des armées bu France loole nag mi ngi am ci Menaka ñaar ñooñee ñu faat Dirissa El Sarawi ak Abderrahman El Sarawi ku njëkk ki nag moom la ñu wax ni moom mooy homme de confiance bu état islamique foofee ca Grand Sahara keneen ki ci topp nag moom moo nekkoon autorité morale bi moom moo doon maanaam juge bi ndax daan yu bëri ci atte yuñ fa doon amal moom moo ko doon def rawatina li di condamnation à mort. ñu utali Nigéria El Hadj Ndiogou Diène foofee nag ay nit yu yoroon ngànnaay daal di fokkoon ci ndorteelu weeru juillet bi téeméeri ndaw ak ñaar fukk ak benn ca benn lycée foofa ci bëtt gànnaaru réew ma daal dinañu bàyyi nag ñett ci ñoom ñu daal di dem seeni yoon li ko waral nag mooy ñooñee dañaa amee ay jàngoro ñu bañ nag ñu faatu ci seeni loxo kiñ ci njëkk a bàyyi nag ci ay bés yi la ñu génn la woon ci àllarba bi nag la ñu daal di bàyyi ñaar ñu mujj ñi ñooñee nag ñi leen di daal di xettali di ab patrouille de police ñu daal di leen fekk nag
ci beneen gox bu bokkul ak Kaduna te ca saasi lañ leen jël en charge. ñu des ba tey ca Nigéria ndax foofee pharmaciens yi nag ñi ngi ñaawlu yokkute njëgu garab yépp bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag li ko waral mooy jàngoro ji di Covid-19 daanaka nag njëgu garab bu nekk dañu ko doublé lu doon jar $10 ci seen xaalis dem na bay jar $20 waaye experts médicaux yi nag ñoom di wax ni yokkute boobu dina am ay njeexital ci paj mi foofu li ko waral nag ni faux médicaments yi dinañu gën a am doole ngir gën a mën a xuus ci dëkk ba tax na nag ñuy wax ak gouvernement bu Nigéria ngir mu ut ay pexe ba daal di gàntal li ni mel balaa garab yooyee di fees dell ci marché bi. El Hadj Ndiogou Diène dañuy wutali fii di Haïti ngir nag funérailles yi nga xamante ne moom la ñuy amal ngir seen président bu ñu faat juróom-ñaari fan ci weeru juillet bi ñu génn moom Jovenel Moïse ay cérémonie yu bëri nag daal dinañ koy amal fépp ci réew ma mu am sax benn cérémonie privée boo xamante ne ñu ngi ko amal ca Cap Haïtien cérémonie boobee nag ca la soxnaam di Martine Moïse daal di amoon ay gaañu ca ba ñuy faat borom këram daal di teewe moom ak ki ñetti doomam ñu ànd ceek Mamadou Omar Ba ngir mu gën a xuus ci xibaar googee. estrade bu mag lañ aménagé ci propriété privée bi nekk booy génn ville Cap Haïtien foofu lañ denc papam président bi foofu lañ koy denc itam benn mausolée sax war nañ ko fa tabax buñ sukkandikoo ci journal bi di Le Nouvelliste laataa ñu koy denc cercueil bi nag dinañ ko teg foofu ngir funérailles yi ku ñëw xool dem mu war a nekk dernier hommage yi aljuma ji xaar nañ fa délégation yu bëri ay diplomate ay représentants parti politique ak institution haïtienne ñi nga xam ni jege nañ lool famille bi laata bés bi nag hommage yu bëri fësaloon nañ ko ngir président bi ca Port-au-Prince di capitalu Haïti luy jege junni nit ñëwoon nañ fa déposer ay fleurs wala bind benn mot ci registre condoléance bu mairie bi ab mees sax wax nañ ko fa alxames bi weesu li soxal enquête bi nag mi ngi avancé bu baax buñ sukkandikoo ci police nationale haïtienne 26 nit arrêté nañ leen jamono ji ñetti nit nag faatu nañ ci guddi 7 juillet bi mbiri xewee am na 45 interrogatoire ak 13 perquisitions yoo xam ni police def na ko te teg nañ ci loxo arme à feu yu bëri arme à feu yooyu nag liñ seetlu mooy police haïtienne bi ñoo ko moom. El Hadj Ndiogou Diène loole mooy jeexal lii di xibaaru bitim réew yi. RFM Sport. xibaaru tàggat yaram gannaaw bi ñu gërëmee Nafissatou Sylla tàggat yaram Georges ci lañ ci àndal Georges ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiogou Diène. ñu koy dooree mooy cérémonie officielle bu Jeux olympiques yi am ca Tokyo ca Japon. mu ngi door bi 11h jotee ba léegi ca stade bu bees stade olympique bu Tokyo ñaari téeméer ak juróom-benn délégation ñooy défilé nag waaye amul kenn ku leen di tàccul ca biir loolee ndax pandémie Covid 19 maanaam mbas mi nga xamante ne ba léegi ñu ngi koy xalaat foofu ca xew-xew ba xew-xew bi yëpp nag ca huis clos lay amee Sénégal lu toll ci fukki athlète ñoo leen teewal ca Jeux olympiques yu Tokyo yooyee jàpp leen ni sax samedi la ñuy door soobu ci compétition ba ci escrime lay doon ak Ndeye Binta Diong bu 9h55 jotee tennis de table Ibrahima Diaw lay doon 14h15 bu dimanche nag tir skate dame Chiara Costa 9h ak canoë beneen doomu Sénégal da cay soobu mu di Jean-Pierre Bourdis bu 13h jotee jàppale ni itam ni tournoi football bu Jeux olympiques yooyee door na démb équipe yi teewal Afrique nag am na nit ñu ca teewe niñ ca soobo Côte d'Ivoire moo dóor Argentine ñaari bal ci benn Égypte nag dafa témboo ak Espagne kenn dugalul but ci boobee match. wax ci lu soxal léegi wàllum football ak tànn gi ñu war a tànn kiy jiite fédération sénégalaise bu football ak jubo gi nga xamante ne am na ngir ñoom ñëpp ñu àndandoo déggoo ci kenn. Maître Augustin Senghor la ñu tabb ngir mu doxal programme déggoo googee ci mandat bi ñu dëgmal ndax Sayer Seck ak Mbaye Diouf Dia ñoom bàyyi nañ seeni candidature ne ci ginnaaw Maître Augustin Senghor la ñuy nekk Madi Touré moom ci wàllu boppam nee na dogalam googee dana ko joxe gannaaw bi mu consulter base ba fii ak njeexitaluk weeru juillet fii ak 30 juillet ci consensus boobee nag génn nañ ab laaj kii di Mamadou Koumé di taskatu xibaar xam-xamam màcc ci wàllu tàggat yaram. bu baaxee pour football sénégalais dañuy tàccu gërëm leen ci waaw et puis comme
président Saër Seck ak président Mbaye Diouf Dia nee na dañuy jàppale président Senghor pour mu continuer nekk président loolu aussi lu baax la il faut que ñu respecter ñoom seen choix mais nekk nañu ci réew moo xamante ni peut-être que nit ñi duñu voter pour président mais li xew ci football bi surtout li xew ci équipe nationale bi lu ñor la pour ñoom quoi. ça veut dire quoi ça veut dire que résultat équipe nationale dafa am solo ci football bi te xam nga ni ci weer yi ñuy ñëw am na ñaari compétition yoo xamante ni yu am yaakaar nañ ne bon Sénégal war na tollanti war na delluwaat coupe du monde an bi aussi Sénégal ñu bëri yaakaar nañ ne Sénégal war na mën a am résultat bu baax parce que am na équipe bu baax ñaari affaire yooyu lu am solo la ci football bi li ma xalaat mooy ne bu ñu amee résultat yu baax ak équipe nationale seen mandat day jàll dafay nekk li ñuy wax mandat apaisé mais nag bu résultat yi baaxul waaw loolu ñaanuma ko damay ñaan résultat yi ñu baax dina am ay gàllankoor dina am ay jafe-jafe waaw donc kon consensus bi bu dee ci intérêt football sénégalais yi mais dañ leen ci war a jàppale léegi nag bon ñëpp ànd ci consensus bi en tout cas pour l'instant parce que ñett lañu ñoo nekk ci consensus bi président Madi Touré moom bokk bi ci nee nañu xaar ba le 30 kooku tamit defe naa ne il faut que ñu respecter son choix le 30 bu ne dafay ànd ak ñoom moo ànd ak ñoom xayrun bu àndul ak ñoom bu ne dafay nekk candidat aussi mais candidature am dañ ko war a respecter parce que Madi li mu def ci football bi aussi lu am solo la depuis quelques années avec Génération Foot. jàppale ni élection président njiital fédération sénégalaise de football juróom-ñaari fan ci weeruk août lay doon ca France Angers dañ ko teg daan ngir mu fay Cheikh Ndoye yéenekaay bii di Ouest France moo ko xamle ñu ne conseil de prud'homme bu Angers moo jël dogal googu démb ci mbir mi nga xamante ne moom la ñu seq moom sénégalais bi ak SCO Angers Cheikh Ndoye da doon ñaawlu rupture de contrat bi mu jàppee ne rupture de contrat bu jaarul yoon la atuba 2019 la woon ba léegi ñoom nag ñetti millions ci euro la ñu bëggoon moom ak avocat club bu Angers nag liñ ko teg daan moo di 450,000 euros loolee nag ñoom daal ànduñu ca Cheikh Ndoye ak avocat looloo tax sax ba ñoom li ñu bëgg moo di def appel ci boobee décision leneen ci xibaar jëm ci wàllu football ca biti réew Manchester United xamle na ni Jadon Sancho dana ñëw football ci club boobee ci di club Manchester United ñu ngi ko jëndee lu toll ci 85 millions d'euros lu jëm ci Karim Benzema tey joué Real Madrid moom jamono ji dafa am Covid. kon ni koy ñaanal mu wér ak jàmm moom Karim Benzema jokkoonjal Georges. RFM li ci yéenekaay yi. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen di may seen revue de presse. NCA Assurance Auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Break Extraction ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf coronavirus gi yàq tabaski gi la mboolem yéenekaay yi ñu xëy ndool xëy di waxtaane Soleil national bind ne woppi Covid 19 ji feeñ na bu baax a baax ci feet gi xalifa généraux këri diine yi ci réew mi ak li ñu santaane yéenekaay bi dellu si na ci ba dellu si waat ak ñun ci kàddu yi njiit réew mi Macky Sall yëkkati mu di sàkku ci askan wi ñu dem ñàkku ji wax na it ne ci weeru ut gi ñu jëm Sénégal dina jot lu mat 1 million ci ay vaccin di ñàkk yu jugee ci initiative COVAX bi Le Quotidien moom it xëy di bamtuwaat kàddu yi njiit réew mi Macky Sall yëkkati keroog ba tabaski journal bi nañu ginnaaw bi mu baaloo àq waa réew mi déwéniti leen sàkku nañu gën a góorgóorlu gën a farlu ci xeex mbas mi mu jóge fi moo waral mu ne nit ñi nañ dem ñàkku ji journal bi gis ne geste barrière yi waa kër docteur digle respecté nañu leen bu baax a baax ci jumaa yi ci jullik tabaski gi terewul nag ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi xam ne ci Vox Populi ne li ñuy gis ci feebar bi ak ni muy demee bu dakkul dana dem ba ëpp ñuy loxo mu ne centre de traitement yi lu ñu bari ci réew mi te bés bu nekk ñu am lu jege junni cas danañu dem ba bu ñu amatee ay cas du ñu am fu ñu leen dugal prise en charge bi dafay gën a jafe personnel de santé bi te dañuy gën a sonn ministre de la santé bi ne bu ñu bañee yegg foofee nag il faut que dañuy xoolaat suñu comportement Sud Quotidien moom it ci tabaski gi ci la xëy jukkil ñu xutba ak message yi ci tukkee journal Sud Quotidien bind ne président de la république Macky Sall ci message bu mu yëkkati tàllal na ca loxom force vive de la nation yëpp ngir ñu bokk àndandoo xeex corona bàjjo bi ba mu jóge fi jeune bu nekk ci réew mi boo xasee ba am 18 ans maanaam fukkeet ak juróom-ñett moo xam nga am feebar booy sooxale am déet maanaam comorbidité na nga dem ñàkku ji l'observateur nañu ci ñaari fan yi ñu génn ñaar fukki doomi aadama ñàkk
ñàkk nañu seen bakkan ci coronavirus bi scientifique yi ak jaaxle gi ñu am ci yëf yi Macky Sall ak dilemme gi muy dund corps médical beeg li ñu xalaat ci mesures yi ak li tax ba askanu Sénégal ragalatuñu virus bi lu ci nekk l'observateur mi ngi ñu koy jàngatal ba jàngataale ñu it rapport bi nga xam ne comité suivi fond force Covid-19 def nañu ko ba jox ko njiitu réew mi di nangoo rapport bi ci loxoy général François Ndiaye photo boobee moo nekk ci xët mu jóg enquête dina kay la nekk ca rapport ba journal bi nañu bokk na ci ne junni milliards yi ñu waxoon ci plan de résilience bi 749 milliards yu teg juróom-ñeenti millions la ñu ca jot a dépensé Walf Quotidien nañu ginnaaw lu jege fukki weer ak benn comité bi ñu taxawaloon ci weeru avril 2020 di liggéey la ñu doon liggéey yépp dëxëñ nañu ko ci rapport ba jébal ko président de la république keroog àjjuma fukki fan ak juróom-benn ci weeru sulet 2021 ci rapport bi fësal bokk na ci lu ñu ne at mi ñu génn at la mu metti lool ci koom-koomu réew mi quotidien mbalit mi ci dëkk bi ginnaaw tabaski gi ci la xëy ba xamal ñu ne ci ndakaaru rek tonne nañu fi lu jege juróom-benn junniy tonne déchet Walf Quotidien nañu waaye terewul dëkk baa ngi xaye di ba léegi ne bari na fi barab yoo xam ne boo fa sànnee say gët gis fa mbalit muy jóge mu di situation bopp waa UCG raxas nañu ci ba set wecc mbir meneen mu yéenekaay yi xëy taq ripp moo di mbirum Léon Yuga Diouf di douanier bi ñu faat ca Rosso ci anam wu ñaaw l'observateur dañu nettali mbir yi ak ni ñu demee ubbil yéenekaay bi ci ab néegam lañu ko fekk moom douanier bii di Léon Yuga Diouf dóor ko ay bali fital yu bari ci ñuy njortu ne ñoo def ñawte foowe yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne am na kenn kuñ ci tegagum loxo Vox Populi nañu moom dem si yàlla Léon Yuga Diouf ginnaaw bi ñu jëlee ab néewam Rosso indi ko Ndakaaru def autopsie bi bu nuppi jébbal nañu ko boromam keroog samedi ca Morolan. Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen doon may seen revue de presse. NCA Assurance Auto seen savon de Marseille Alfé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yooyu ak USAID Break Extraction ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. yegg si kon léegi ci pàcc mujj ci xibaar yi gis-gis ñuy waxtaane tey taxawaayu nguur gi ci troisième vague coronavirus bi nga xam te ne mi ngi lëmbee ci réew mi ngir waxtaan li ñu mel daañu ci ànd ak Ousmane Dia di directeur des établissements publics de santé ci ministère de la santé monsieur Diagne ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay monsieur Diène. jërëjëf daañu ñaan tam ci waxtaan wi ak professeur Cheikh Mbacké Lo moom professeur Cheikh Mbacké Lo di expert en santé publique professeur ñu ngi lay nuyu. Alaa Diogo maa ngi lay nuyu di nuyu sama rakk jooju. jërëjëf ak yow sax la ñuy tàmbalee waxtaan wi gis nañ ne Sénégal ëpp na weer léegi ñu ngi ci troisième vague saa su ne kaay di gën a yokku lim ñuy ñàkk seen bakkan tamit di yokku tey juróom-ñetti nit waaye tamit kaay di yegg ay junni dem sax ba jege ñaari junni nguur gi taxawaayam ci troisième vague bi ba njàngat nga ciy def. waaw xam nga pour nga wax taxawaayu nguur gi ci troisième vague bi il faut tamit nag ñu dellu ginnaaw ndaxte boo xoolee ñaari vague jaar nañ te loo munti wax tamit. mën nañu wax ne état bi ministère de la santé de population bi ñëpp def nañ ci warugar ba limiter en tout cas le nombre de cas tey nag ñu am troisième vague bi nag il faut ñu xam ne ñun tamit du Sénégal rek moo nekk ci monde bi tey réew yëpp tey ñoom ñëpp ñu ngi ci confronté wu ci troisième vague bi maanaam tey nombre de cas yi di yokk ci dëkk yi. ndax variant bi di delta nga xamante ne dafa doy waar lool gaaw wàlle gaaw faat. variant delta bi dafa wuteeg ba ñu amoon. xam nga virus comme niñ ko waxee dafay doomu jàngoro boo xam ne dafay soppaleeku et ba ñuy njëkkeen am booba doon na créé waaye la mu doon wàll xawoon na bari parce que ñeent wala juróom-benn waaye xeex bi waaye bii moom dafa di variant boo xam ne li muy wàll dafa bari trop te li koy xam ne moo koy mandargaal mooy tey boo xoolee li ñuy am par bés 35% maanaam téeméer boo jël fanweer yi ak juróom am nañ doomu jàngoro bi boo ko xaymaa ci nit maanaam boo jëlee ñetti nit ñoo jël kenn ki am na feebar bi te ba pare ñu ne la feebar bi ku ko yor mën na wàll fukk wala fukk ak ñaar xam nga kooku dafay doy waar loolu moo tax tey situation bi ñu toll ci état bi defoon na effectivement ci première ak deuxième vague bi ubbi woon ay kër yoo xam ne maanaam ay kër docteur yoo xam ne fa lañ doon fa ñu tuddee ko CTE yooyu bi ñu demee ba nga xam ne dem nañ ba nga xam ne wax dëgg yàlla ay ñaari kaa ñetti kaa lañ doon am kon CTE yooyu mënatuñu woon continuer di ubbeeku dañ ko tëj daal di concentré wu maintenant dem ci hôpital yi waaye li yàlla di def variant bi ñëw cas yi commencé augmenter heureusement ñoom comme am nañu stratégie de riposte boo xam ne mettroon nañ ko en place ñu daal di ubbiwaat CTE yooyu pour ñu continuer di defaat seen liggéey waaye nag li nga xam ne ñun ñëpp. léegi tey bu ñuy wax ay wàllum saturation ci réanimation yeeg ci bërëb bu fajukaay CTE yeeg yooyu waaye itam naan ay oxygène yu manqué est-ce que loolu du firndeel ne am na ay rëq-rëq yoo xam te ne. am na ci wàllum taxawaayu nguur gi. non xam nga rëq-rëq ci feebar bi moom rëq-rëq mënut a ñàkk. xam nga lu tax
ah non mënut a ñàkk xam nga lu tax tey boo xoolee démb rek maa ngi xool ñu ne Tunisie France mi ngi koy jàppale ci oxygène parce que li nga xam ne moom lañ doon utiliser ci oxygène bu demee ba yokk yenn dayo yi mais dafay manqué même sur le plan international dafay manqué même fañ koy defaree bu dee Dakar dafay am ay affaires yoo xam ne day manqué. donc lépp mënatul nekk parfait. c'est-à-dire que lépp léegi da nga xëy na boo teelee anticiper teel a jël matuwaay xam dinañ yegg fii jël anticiper teel a jël yi matuwaay tamit dina ci am solo ba nga xamante ne situation yu mel ni voilà d'accord naa ak yow mais xam nga mënoo anticiper ba nga xam ne da ngay am zéro faute xam nga li ci am solo. mooy nañu fexe ba nga xam ne lii nga xam ne mooy oxygène bi au niveau des hôpitaux ñu assuré ko fexe ba nga xam ne manqué yi du bari du doy waar loolu rek moo am solo mais gis nga fi mu ne nii. feebar bi moom bu ñëwee yooyu yëpp dañ koy te xam nga lan moo am solo fi mu ne nii ñëpp ñu nekk benn say xool naka la ñuy mën a résoudre problème bi. fexe ba nga xam ne oxygène boobu ñuy wax ne dafay manqué ak yooyu lañ koy soxla du bari te loolu yomb na ñun ñëpp xam nañ ko mooy def li nga xam ne ñu ngi koy tere mooy def li nga xam ne mooy geste barrière ñi nga xam ne aussi am nañ possibilité vacciné wu ñu vacciné wu. loolu bu ñu ko defee. dana wàññi lu bari te dana fexe ba nga xam ne duñu am soxla boobu nga xam ne moo jëm ci oxygène. professeur nañ dellusiwaat ak yow si waxtaan bi professeur Cheikh Mbacké Lo Ousmane Dia waa ngi wax sànq manqué yoo xam te ne nemmeeku nañ ko rawatina wàllum oxygène ak wàllum saturation yu am ci béréb fajukaay yi loolu yëpp ak taxawu sax ñi nga xam te ne ñooy malade yi est-ce que loolu firndeelu ne am na dëgg-dëgg ay rëq-rëq ay manqué am na ci taxawaay bi jëm ci ñi amee feebar bi. waaw jërëjëf El Hadj Ndiogou boo ma ko mayee dinaa ziyaara nuyu sama kilifa sama mag di professeur Cheikh Lo di ko ñaanal jàmm di déwénal Sénégal yëpp di ñaan yàlla ci suñu turu kilifa bi ñu jiite yàlla ñu yàlla may ba lii ñu nettali ko te troisième vague bi yàlla buñ ci génn. amiin. xam nga tey yaakaar naa ne du ma def lu dul dëggal li la professeur Cheikh Lo wax c'est un expert émérite en matière de santé publique te jàngat yi ñu naroon jàngat yëpp ñoom dañ ko jàngat ba pare ñëw teg ko.